jaajëfate sama gars yi Mr Shake la maa ngi Brooklyn New York gars yi tey dama ñëw dafa leen benn zapping wax ci ñetti wala ñeenti mbir actualité sénégalaise bi ci njëkk mooy maître El Hadji Diouf dafa mel ni Adji Sarr nekkatul ak moom maître El Hadji Diouf dafa mel ni Adji Sarr nekkatul ak moom léegi dañoo bëgg xam Adji Sarr kan moo ko pat bu ñu jógee foofu ñu wax ci activiste bu ñuy wax Kayz Fof dafa génn mu ne dañ koy waaj a fexeel li ñu defoon Tunkara lañ ko bëgg a def waaye moom mi ngi ko jiiñ Aïssata Tall mooy ministre des affaires étrangères dafay waaj dugal benn dossier ci li Kayz Fof wax France ngir ñu rapatrier ko di wax ne moom terroriste la waaw loolu dinañ ci ñëw wax ci Feuz Galsen dañoo gis mu génn mu saaga maître El Hadji Diouf wax ko wax yu loolu moom mënuñ ko tuddee saaga parce que wax na ne ba ne maître El Hadji Diouf viol bi mu def xale bi mu violé mi ngi dund ba léegi waaw léegi nañu wax ci Adji Sarr gars yi man maa Mr Shake man ku ma xam-xam ne damay suivre actualité damay analyse waaw léegi Adji Sarr fan yële dañ ko fi waxal ay wax yu doy waar dañu jékki-jékki ñu ne gis nañu Adji Sarr ci benn boîte de nuit ñu toogaat tuuti ñu ne Adji Sarr dañ ko raafal maanaam dafa doon dox guddi ñu jàpp ko mu ñu ko mujj bàyyi ay booru 6 heures du matin xaw ma 4 heures du matin police su en Parcelles Assainies léegi li tax may laaj ndax maître El Hadji Diouf Adji Sarr nekkatul ci moom mooy ne maître El Hadji Diouf bañ ko ci laajee dafa mel ne ku mer bugg ci tonti plateau bu mu dem buñ ko laajee ci Adji Sarr tu ci bugg tonti dafa mel ne ku mer ba pare gën a mere Ousmane Sonko je m'excuse seede yàlla bi ci mujj plateau Seneweb ki ñuy wax Diallo journaliste Diallo moo ko doon laaj mu ne ko ana Adji Sarr dégg naa dañ ko jàpp bugg ci wax maître El Hadji Diouf li tax ma ne Adji Sarr nekkul ci këram mooy ne maître El Hadji Diouf lu ñu mënti waxal Adji Sarr dafay génn mu weddi bañ doon laaj ana Adji Sarr Pape Alé Niang ana Adji Sarr dañ ko kidnappé est-ce que mi ngi dund maître El Hadji Diouf lan la def dafa dem leeral.net mu woo leen mu def benn conférence de presse ngir wan ne Adji Sarr mi ngi fii mi ngi ak moom ci këram waaw maître El Hadji Diouf ñëpp xam nañ ne dàgg sant lay def moom boo ko waxee ne lii amul day jéem a fexe tout pour indi la preuve mais lan moo tax boobu ba léegi maître El Hadji Diouf waxatul dara ci Adji Sarr ndax da ngeen di war a comprendre benn affaire gars yi Adji Sarr nit la nit mënoo toog ñu lay tëj ñeenti weer ñu lay tëj munoo dem munoo ñëw surtout que yow nee nga da ngaa ëmb te ëmb bi sax gëmuñu ko Adji Sarr ku ko xam ne xale bu doy waar la xale bu nekk ci TikTok génération TikTok la kon xale la boo xam ne bu sañoon dafay génn di def ay TikTok di dem shopping yaa ngi may dégg waaw di wane boppam ci Instagram bi wala sax muy dem boîte de nuit li ñuy laaj est-ce que du loolu ñu koy waxal est-ce que du dëgg parce que wane nañu ay photo man photo yi gaa bu mu ko xoolee wóoruma ndax Adji Sarr la wala du Adji Sarr mais wane nañu ay photo ñu ne Adji Sarr ngi nii kii ëmbul mi ngi nii ci boîte de nuit ñu toogaat tuuti dégg ñu ne Adji Sarr ndeysaan jàpp nañ ko gars yi il faut ngeen xam benn affaire xam benn affaire Adji Sarr gars yi am na nu muy demee dootuñu ko soxla bu ñu amatul njëriñ ci moom nan la ñuy def il faut que ñu bàyyi ko mu dem dégg naa nag benn activiste bi ñuy wax Akhenaton ñëpp xam nañ ko moo fi doon xool ak Ahmed Aïdara fan yi waaw Akhenaton nee na Adji Sarr génn na kër El Hadji Diouf mi ngi ci kër maître Dior Diagne bi nga xam ne moom it dañ ne dafa bokk ci complot bi loolu
la Akhenaton wax nee na génn na kër Maître El Hadji Diouf te Maître El Hadji Diouf ni muy doxalee nii fu mu toog di wax sama jabar lii sama jabar laa parce que tamit da ngeen di comprendre ne Maître El Hadji Diouf pression bu metti moo nekk ci moom ndax bu dee yow da nga am jabar nekkul sa kër mu nekk kër yaayam yow nga am xale bu 20 ans 21 ans 20 ans nekk ak yow loolu mën na yàq mën na xajamal seen diggante ndax Maître El Hadji Diouf moom moo génn mu wax ne jabaram ñemetul dem kër Maris ba ndax kër Maris ba dañ kaa lakk dañ ko fa bëggoon rey jabar ji elle est traumatisée xam nga elle est terrorisée la waxoon sax moo boobu exactement moo boobu la utilisé maanaam dafa ragal mënutul dem ci kër googu waaye léegi su mënul dem kër googu Maître El Hadji Diouf ci li ñuy wax am nga kër Almadi lu tax sa jabar nekkul kër Almadi sa kër gi Almadi te Maître El Hadji Diouf su ma juumul am na ñaar wala ñetti jabar est-ce que yore xale bu jigéen sa biir kër ah muy tambaambalu ñu xam ne mi ngi fa est-ce que sa jabar dina nangu loolu est-ce que sa jabar dina nangu loolu parce que tamit jabar yi du ñuy tiit parce que xam nañ ne Adji Sarr fu mu nekk tey bu maarari taali ni ñuy def këram boobu bi nekk fële Maris maarari taali bu yëngatu amoon mën nañu attaquer kër Maître El Hadji Diouf bi ñu nekk defe naa Almadi la am kër ak wala fu mu mënti am kër mën nañ ko fa attaquer kon xëy na lii mi ngi affecté kiiwu vie conjugale Maître El Hadji Diouf te Maître El Hadji Diouf tamit mënul yor nit di ko jox muy lekk di ko jox muy naan est-ce que gouvernement bi jox na xaalis est-ce que parce que gouvernement Macky Sall ñëpp xam nañ ne tàlliwuñu waa APR ñëpp xam nañ ne tàlliwuñu gaawuñu génne xaalis waaw léegi est-ce que Maître Adji Sarr mi ngi kër Maître El Hadji Diouf man de boo ma laajee du ma ko weddi de bu ñu mënee nekkutu fa du ma bett ndax Maître El Hadji Diouf déggutuñu mu wax dara ci affaire Adji Sarr ndax Adji Sarr affaire am ñëpp xam nañ ne du mujj fenn waaw ñun nit ñi xam nañ ne loolu rek moo mën a yëngal xale yi Ousmane Sonko lu tax woowuñu ko boobu ba léegi c'est parce que xëy na waa APR ñoom ñoo décidé ne daal kundo bin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw comme Ousmane Sonko la xale yi bañ ku la laal nañ jël dossier Adji Sarr bi ñu sànni ko fële léegi ñu jéem a jàpp nit ñi ci manifestation wala affaire terrorisme loolu nag sax daf may tax ma wax ci Kayz foofu dafa génn tey maa ngi seetaan live am tey seetaanu ma lépp mais premières 25 minutes laa seetaan mu wax ci ay wax yu garaaw mu ne Aïssata Tall moom la wax defe naa sax wax na beneen ministre xaw ma ndax ministre de la justice la xaw ma mais en tout cas Aïssata Tall ministre des affaires étrangères dafay waaj a dugal benn dossier France ngir ñu boole ko ne moom terroriste la comme Ousmane Tounkara ni ñu ko def jéem ko taxañ jéem ko jàpp te buñ ko jàppee ci loi yu bees yi atte yu bees yi Macky Sall la woote buñ ko jàppee dañ koy tëj giiru dundam loolu la Kayz foofu wax mais Kayz foofu activiste la boo xam ne dafa sonnal gouvernement bi nelawatuñu Macky Sall nelawatul ndax Kayz foofu style am dafa di style bu doy waar benn style boo xam ne dafay toog di am ay information yu doy waar man dama koy suivre gars yi ànduma ak lépp lu muy def de du lépp lu muy def laa àndal mais dama koy suivre te gis naa ne guerre psychologique bi muy def guerre mentale bi muy def Kayz mu xam ko mu ñàkk ko xam loolu mu ngi dafay tere Macky Sall nelaw ndax yow bu fekkee da ngay toog di wax ak ay militaire Kayz foofu moo fi waxoon ne militaire u Mali yi seen oto yu baaxul waxoon na ko militaire Mali yi ñoo ko woo ne ko seen oto yu baaxul ci conditions yu bon la ñu nekk am na ay accident ñuy dee teguñu ci une semaine Mali ñu dégg am na benn accident bu fa am ay militaire benn Sénégalais dee ci seen pono bi moo dañoon loolu yëpp Kayz foofu waxoon na ko te Kayz foofu day toog di la wax chauffeur Macky Sall mi ngi tudd Kara di la wax ne Bruno Diatta Macky Sall moo ko rey di la wax ay affaires yoo xam ne yow day jaxase sa xel ba pare di génne ay secret kër Macky Sall garde corps yi Macky Sall dafa jënd kër bi nekk à côté Mermoz garde corps yi foofu la ñuy nekk garde corps yi kontaanuñu dañuy toog Macky Sall faalewu leen Marème Faye Sall dafa xëy benn jour di leen xas parce que Macky Sall dañ ñëwoon Marème Faye Sall bu mu génn léegi garde yi Marème Faye ñu jàpp ko Marème Faye Sall ne di ngeen dee yéen ñëpp fii ngeen di deewee di leen xas xam nga rëcc moom daal ay information yoo xam ne da koy joxe parce que ñi jege Macky Sall ñoo koy woo di ko jox ay information dafa mel ne Pape Alé Niang rek parce que Pape Alé Niang nit ñi dañ koy woo di ko wax information ci avion yeeg ci bateau yi mais Kayz foofu li tax mu jaaxal Macky Sall mooy ne moom
militaire ay information défense top secret lañ koy jox loolu c'est une guerre psychologique boo xam ne dafa tiital Macky Sall ba pare day toog di wax naan Macky Sall dina dee ci nguur gi dinañ ko dóor bal yooyu sax lay wax te yooyu man bu koy wax sax damay xaw a tiit pour moom parce que tamit ñun moom mën na xeex rek te bañ a wax naan ay Macky Sall nu mu tuddati nañ ko jàpp ku joxe 200 millions ñoom waa diaspora dañu joxe 200 millions ngir ku jàpp Macky Sall ñun loolu boo koy wax ba pare nga ne ku ci dee ñu jël 200 millions yi fay ko sa njaboot ñun bëgguñu benn sénégalais sacrifier boppam ngir 200 millions ndax Macky Sall mënoo ko jàpp te rayoo ko waaw ndax Macky Sall dafa am ay nervi Macky Sall dafa am GIGN la xawma dafa am ay service secret gars yi nañu waxante dëgg boo gisee ma titré sama vidéo démb ma ne 200 millions ray Macky Sall challenge bien que Kayz waxul ray mais mën nañ ko xam ne daf moom foofu lay waxee parce que ni mu waxee am na nu mu demee boo leen jàppee Macky Sall sama yoon nekku ci même boo leen defee dara ba mu paralysé sax mais paralysé nan ngay def ba nit paralysé loolu mooy violence est-ce que yaa ngi may dégg waaw moom daf ko sous-entendre man nag bu may wax damay jaar ci digg bi Kayz foofu dafay assumer li mu wax nit dem jàppi Macky Sall booy jàpp Macky Sall il faut nga yor gànnaay nañu waxante dëgg te ci biir jàpp bi mën nga ko rey wala yow dañ lay rey moom sax wax na loolu nee na buñ la reyee xaalis bi ñu jox ko sa famille ñun nag Kayz dafa war a xam ne ñu koy déglu du ñëpp a ànd ak seen sago yenn message boo koy véhiculer il faut faire très attention parce que moom mi ngi wax ba wax naan am na ay militaires sax yu koy woo ay anciens militaires ci affaire boobu ak yooyu mais moom dafa ne tant que amul preuve du joxe xaalis bi comprendre nga tey ñu yeewu mu ne dañ koy waaj a fexeel kon yooyu muy wax moo tax xëy na ministre bu dee li ñuy wax dëgg la ministre des affaires étrangères dañuy jéem a dugal dossier pour ñu jàpp ko ñu rapatrier ko Sénégal te boobaa bu ñu ko rapatrier Sénégal beneen voie boo xam ne dañ ko soxla ci lutte bi day dem comprendre nga kon ñun li ñuy wax rek mooy Macky Sall mën nga koo xeex sans bañ a wax ay dem leen ngeen jàpp ko parce que jàpp Macky Sall mooy rey Macky Sall rek man de waaw parce que mënoo ko jàpp te reyoo ko parce que militaires yi ko wër duñ la bàyyi nga jege ko ba naan da nga koy jàpp kon gars yi suñu message yu ñuy véhiculer il faut que ñu xool ñu véhiculer message di wax ay Macky Sall ci nguur bi lay deewee yooyu yëpp jaru ko parce que bugguñu loolu sax ñun bugguñu Macky Sall dee ci nguur gi mën nañ ko fi jëlee sans rey ko parce que tey bu Macky Sall deewee ki fi ñëwaat mën nañ ko rey ndax vengeance gis ngeen lu xew Rwanda wax naa leen ko sama vidéo démb ba Rwanda looloo indi woon guerre civile ba 800 000 personnes dee fa juróom-ñetti téeméeri junni nit ñu rey leen ak ay jaasi lu tax parce que dañu rey seen président ñu commencé fayu kon nag ñun Macky Sall xalaatuñu sax wax dañ koy jéem a rey nañu manifester troisième mandat du am Sonko moo ne nañ ko gunge ba 2024 mais nañ ko gunge ba 2024 parce que ñun jekk woon nañ ko mais comme Sonko moo ne nañ ko gunge dañ koy gunge comprendre nga mais pas ay affaire rey mais nag ñun li ñuy wax rek mooy Macky Sall bu mu jéem a naan day jéem a rapatrier Kayz Fof ñun dinañ wax ak Kayz Fof mu xool ni muy waxee mais pas Macky Sall boo ko rapatrier da ngay gën a sonal sa bopp ndax Kayz Fof boo ko jàppee yóbbu ko Rëbës martyr nga koy def dafa mel ni Ousmane Tounkara rek waaw fan laay jeexale mooy ñëwaat ci maître El Hadj Diouf Feuz Galsen moom di xam naa bu demee Sénégal bu yóbba mu ut avocat parce que maître El Hadj Diouf ñëpp xam nañ ne moom du baale te kii Feuz Galsen nee na maître El Hadj Diouf lu tax muy song kilifa di attaquer rappeurs yi di wax ne attaque rappeurs yi ay drogué lañu moom nee na maître El Hadj Diouf moom mooy drogué jigéen nee na maître El Hadj Diouf xale bi nga violé woon mi ngi dund France deewul nee na tribunal bi ñu la jugé pour viol ñoom nee na moom foofu lay doxantoo vraiment wax ay wax yu grave yoo xam ne ba nga ko déggee dama ne waaw xanaa Feuz Galsen moom xamul ne maître El Hadj Diouf dafa gaaw ci porte plainte nee na ko yow da nga fi xaw ma daal wax na daal ba ne violé laal ay xale parce que maître El Hadj Diouf moom danaan violé wul dafa am benn jigéen boo xam ne dafa ne moom dafa laal poojam waaw mais violé wu ko mais de toute façon dal na maître El Hadj Diouf dal yu métti maître El Hadj Diouf semaine bu difficile la am kenn xamul ndax Adji Sarr mi ngeeg moom wala nekkutul ak moom tey ñu yow dégg Feuz Galsen di dal ci kawam lii doy na waar lii yëpp lan ngir lan bañ Sonko kon maître El Hadj Diouf war na xoolaat boppam gars yi lii benn zapping bu ndaw la like leen partager leen abonné leen ba ci kanam dina leen gën a toppal information bi jaajëf